الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokki jullit yi ñu ngi del siwaat ci guddi ajjuma bi luy tombeek le 24 fukki fan ak ñaar ci muharram 1442 hijriyan muy le 10 septembre 2020. waaw ñu ngi toujours ci les sourates avec sigle. waaw ma wax rek nii di wax rek nii bi ñuy def sourate les sourates avec sigle alif lam lam bi ñu ko jeexalee alif lam ra lañ ci teg parce que yooyu ñoo gënoon sakkan. dañoo tëboon suratul Ahraaf ak suratul Ra'd parce que ñoom ñaar ku ci nekk benn façon sigle nga am. waaw bi alif lam mim saad la bale alif lam mim ra. waaw tey rek dañuy jël la sourate 7 suratul Ahraaf. waaw sourate boobu elle a été révélée à la Mecque. waaw une partie à la Mecque et une partie à Médine. waaw après la sourate Saad. waaw comme ni ngeen ko xamee suratul Ahraaf mu la ñuy tuddee le purgatoire. maanaam tey bu ñu doon wax examen ñu ne kooku dafa am oral de contrôle. waaw parce que oral de contrôle ñaari possibilité rek moo am. amul benn une troisième alternative. waaw soit da ngay am moyenne yi ñu la laaj nga ànd ak ñi admis d'office wala nga ñàkk ko am nga ànd ak ñi mbank. waaw loolu rek la mooy purgatoire noonu la mel. waaw soit da nga fa jógee dem àjjana wala nga jóge fa tamit ñu sànni la safara. waaw yàlla musal ci loolu. waaw mu ngoog dañuy wax rek ni bi ñuy toppee saar yi waaw comme ni ñu ko waxee woon léegi rek dañoo tëpp ñaar yooyu parce que tamit comme benn sigle la rek te yi si des yëpp ñoo bokk benn sigle te dañoo bari. alif lam ra yi dañu bari alif lam mim yi bari. bon ñu tëboon ko léegi nag dañ ciy ñëw rek directement ba'da auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim alif lam mim saad. waaw muy verset 1 yàlla moo xam lu mu ci nam. kitaabu nee na téere la unzila boo xam ne wàcceef na ko ilayka ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nee na falaa yakun bu mu nekk nag fii sadrika ci sa xol xarajun mooy gêne mooy xat-xat. waaw sa xol bu mu xat ci loolu. waaw parce que xam nga itam ñu ne ko moo ko inventé ak yu demee noonu moo tax mu ne bul def xat-xat ci sa xol min hu ci loolu. li tunzira nag nga xupp. waaw bii ci téere boobu wa zikra tamit nga rappel nga fàttali. waaw nga fàttali waaw lil mu'miniina waaw way gëm ñi. waaw mooy verset ñaar. waaw buur bi subhaanahu wa taala wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam quoi que tu puisses faire ak lépp loo xam ni mun nga ko def peu d'hommes se convertiront. nee na tuuti nit ñoom ñooy nangu wuyu si la. waaw comme ni mu ñëwee si sourate 12 suratu Yusufa laaya téeméer ak ñett verset 103 dafay wax ni wa ma aksara naasi li ëpp ci doomu aadama yi walaw xarasta doonte xër nga ba bugg ñoom ñëpp ñu dugg. nee na bi mu mi niin waaw law xarasta bi mu niin doonte yow dangaa xëroon pour ñoom ñëpp ñu gëm mais ñoom ñëpp duñu gëm. waaw wama nee nag wama dans la même sourate verset 106 day wax tamit ba wama yuminu di gëm aksarahum li gën ci bari ci ñoom billaahi illa wa hum mushrikuuna. waaw waaw neen du gëm aksara waaw du gëm aksarahum li ëpp ci ñoom billaahi ci yàlla illa wa hum mushrikuun dara mushrikuun yi. waaw ñooñu ñoo ëpp li ñuy weddi. waaw moo tax mu wax doomu aadama tabbi u topp leen maa unzila ilaykum li nga xam ni moom la ñu wàcce ci yéen. waaw min rabbikum tukkee ci seen boroom. waaw mooy alxuraan. wala tattabi u bu leen topp min dunihi walis alxuraan mooy ngeen bàyyi fi alxuraan di topp leneen. awliyaa yi ay ñoo leen di méngoo seeni mbir. waaw c'est-à-dire des associés. waaw nee na xalilan ak néew ma tazakkaruuna ngeen di fàttaliku ngeen di xelu
ngeen di réfléchir waaw mooy c'est le verset 3 waaw moo tax wa kam min xaryatin la wax ak bari ci ay maas mooy ay génération ay nit ay peuple ahlak naa ha ñun ñoo leen alagoon fa jaa mu dikkee woon leen baasu naa suñu mbugal bayaatan guddi en pleine nuit yàlla indi mbugal waaw duñ ko foog mukk waaw aw hum xaa'iluun wala ñu nekk di palabre nekk di ci grand place yaag lu nekk di coow yàlla wàcce mbugal foofu verset 4 nee na fama kaana déet muy nekk daxwaahum seen woote li ñuy wax ñoom ci jamono boobu ida jaahum bu leen dikkalee baax su naa suñu mbugal ila an xaaloo ndara ñuy wax rek inna kunna zalimin ñun di wax dëgg yàlla vraiment ay tooñkat lañu waaw mais day fekk mbugal ba egsi na ba pare waaw le médecin après la mort waaw verset 5 waaw ceux qui ont contredit les prophètes qui se sont détournés d'eux et les ont traités de menteurs ont subi une ignominie mooy toroxte waaw dans ce bas monde et une autre plus dense boo xam ne mooy gën a métti nag qui les attend dans l'au-delà mooy yowmal xiyaam waaw ñi nga xam dañoo weddi yonent yi won leen ginnaaw ba pare yamuñu foofu la ñuy indi ñu leen di wax ni waxul ay fenkat ngeen nee na dinañ toroxte moo leen dal waaw ci di leneen dal ci àddina bi te bi leen dal yowmal xiyaam mooy gën a métti waaw d'ailleurs alxuraan àdduna ci loolu par exemple suratu An'am mooy surat 6 verset 40 non verset 10 day wax ni wala xadd stziya nee na wallaay raaye woon nañu mooy mokke woon nañu bi rusulin ci ay yonent min xablika jëkk yow yonent bi waaw jëkk yow le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi la jiitu dañu leen doon raaye di leen mokke waaw wa xaqata tàbbi na bil lazina ñal gi nga xam ne saxiru ñi ngi doon ree minhum ci ñoom maakoon na ci li nga xam ne nekkoon nañ ko bii yastaziruna di ko yëj waaw di mokke di raaye waaw yàlla indi mbugal bi nañu mokkee rek yàlla indi leen mbugal bu ñu toll waaw bu ñu toll waaw buur bi moom noonu foofu rek la toll waaw ni ñu faagaagalee tamit ci alxuraan wax na tamit si verset surat 22 alhajj suratul hajj waaw verset 45 wax na wa kay waaw ñi nga xam ne leen faagaagal mooy comme ñi ñuy waxoon dëkk fële ci kaw waaw te suratul hajj tamit indi na nee na fa kayin min xaryatin ak bari ay maas ay génération ay peuple ahlak naa xaa ñu alak leen waxiyata ñoom zalimatun dañoo nekkoon des gens perverses waaw dañoo ay nit yu safaanoo waaw fa hiya ñoom xaawiyatoon ala urushiha waaw mooy seen kër ya gent na waaw ñu abandonné dañ ko abandonné parce que mbugal bu ñëwee yóbbu leen la fa des dafay des waaw nee na wa bi'run mu atlatin nee na leurs puits sont désertés mooy teen yi nga xam ne moom la ñu gasoon foofu di ci root di ci wëgg nee na teen yooyu moom it kenn nekkatu fa di fa wëgg parce que ñëpp mbugal bi ñëw na yóbbu na leen waaw moo tax xasni machid encore que de palais waaw que de palais édifiés désertés waaw seen palais yi ñuy defaroon yëpp di ngan ci kaw nit ñi yàlla indi mbugal bi ñi daan wàcc ko fi yooyu yëpp dañ ko fay wàcc mu gent waaw mu gent waaw te day tombé en ruine waaw mu ngo moo tax certaines de ces cités furent détruites la nuit guddi waaw xaaju guddi mu ngoog fii nga xam ne nelaw foofu la gën a neexee et d'autres en plein jour waaw bëccëg ndara kam yàlla wàcce mbugal si ñoom ñëpp di gis waaw yenn saa yi au moment de la sieste fa ñu tëdd di nelaw di wax dañuy dallu yàlla fekk leen fa mbugal waaw te mooy ay ñaari moment de natation mooy guddi ngay nelaw wala ngay dallu ci bëccëg bi yooyu c'est des doo bàyyi attention ci dara parce que tamit instant boobu di ci dallu dafa ñenn ñi dañ ko bëgg waaw
moo tax ñëw na tamit ci suratul ahraaf bi waaw suratul ahraaf bi ñu nekk nii ñëw na ci verset 97 ak 98 bay wax ne nag afa amina ahlal xuraa ndax dafay gëm ahlal xuraa ñooñu dëkk an yaatiyahum ba dikkee leen baax su naa suñu mbëggal bayaatan guddi waaw waxum naa i mun a fekk ñu ngay nelaw verset 97 aw amina ahlal xuraa ndax dañoo njort ni ahlal xuraa ñooñu dëkk yooyu an yaatiyahum daf leen di dikkee baax su naa suñu mbugal duxaan muy bëccëg duxaan suba si suba gi bëccëg bi waaw waxum yàlla abuuna fekk ñu ngay foo gis nga ko ñu ngay foo waaw verset 98 bon lorsque le châtiment mbugal s'abattit sur eux il n'eut d'autre réaction que de dire oui nous sommes coupables waaw coupable mais c'est après la mort mooy li ñu doon wax léegi waaw léegi nag en avouant leur péché waaye loolu merci après la mort la lay wax léegi à ce propos Ibn Jarir radiyallahu taala dafay wax ni nee na verset boobu il est corroboré maanaam mooy boobu dafa am lu ko appuyer lu ko renforcer par les dires du prophète du messager paix et salut sur lui yàlla na yàlla yokk ay leeram yàlla na ñu ko yàlla fayal waaw te mu wax ni aucun peuple ne fut anéanti qu'après avoir avoué les péchés qu'il a commis nee na amul benn génération amul benn peuple boo xam ne dëkk avoué wul ay péchés ay bakkaaram fekk avant ñu koy mbugal waaw muy avoué waaw bi ñu koy mbugal la ñuy avoué mais boobu de c'est trop tard waaw suñu chance ñun njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndax bi ko yàlla subhanahu wa taala yónnee ba léegi alagatul kenn waaw loolu de mooy suñu chance wax dëgg yàlla sinon rek dangay wax rek toujours rek àddina bi ñu ngi ci def loo xam ne lii tey jii nii bu dul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bari alku nañu voilà léegi nag pour boucler la boucle nous disons simplement rek qu'au jour J quand nous serons devant le Seigneur waaw tous nos actes toutes nos paroles même les minimes waaw lui seront présentés suñuy jëf suñuy wax li gën a tuuti xam ni dafa tolloog grain de moutarde waaw nee na dañ koy présenté borom bi waaw parce que il était témoin li ñu def yëpp amul lu ko ci rëcc waaw et que dara nëbbatuwul ci moom waaw il était témoin rien ne lui est caché il connaît la perfidie du regard waaw mooy di xool nga yaakaar ne kii li ma lay xool bëti yërmande lay xool fekk bu amoon paaka jam la ko ci xool waaw façon boobu nee na moom il connaît la perfidie du regard waaw et ce qui est caché dans les cœurs li nga xam ne moom la xol nëbb waaw génnewu ko làmmiñ mën na ko tudd mais xol lenn li xol moo koy nëbb ko nee na xam na lépp waaw comme ni ko aaya bi nekk ci suratul an'am surat 6 verset 59 di wax wa indahu mafatihul xayb fas moom mooy ca moom mafatihul xayb il a les clés des mystères de l'insondable waaw laa ya'lamuha nee nag amul ku ko xam nag illaa huwa lu dul moom wa ya'lamu ma fil barri nee na xam na liy xew ci jéeri ji wal baxri ak géej gi nee na wama tasxutu du wàcc min waraxatin ci benn xob rek illa yaxlamuha ndare moom fekk xam na ko waaw benn àdduna bi li muy rëy benn xob bu ndaw laa bu mu waddoon quelque part dans le monde xam na ko waaw nee na wala habbatin fi zulumatil ard nee na du benn graine de moutarde waaw benn dugub pepp dugub nga xam ni lu mu sew nee na fekk mu wadd fi gën a xóot ci dans la terre waaw fi gën a xóot dans la terre ne fekk xam na gis na ko waaw nee na wala ratbin waaw nee na du matt bu wow wala yaabis du bu tooy waaw illa fi kitaabin mubiin ndare rek mu ngi ci kitaab mubiin boo ko déggee rek mooy lawxul mahfuuz mooy kitaabul mubiin boobu ngay dégg waaw lépp ngi ci tableau boobu waaw c'est un tableau électronique voilà moom comme li may wax toujours rek benn pièce ngay ñëw def ci des milliers de données waxtuma laa nag lawxul mahfuuz
waaw boobu xam ne borom bi moo ko créé waaw kon kay te fa lañ dencoon alxuraan kon kay mën na jël lépp lu doomu aadama def rek mu nga fa ñu ngi ko fay marqué parce que yow mal xiyaam duñu lay jox say feuillet mooy sa livre yow say note sa carnet de note mais foofu dañ koy estampé dañ koy genre ordinateur la dafay tiire say feuille jox la waaw jox la waaw nga xam ni yaa ko liggéeyoon voilà moo tax yàlla nañu yàlla dolli su te defal ñu jàmm di wax rek ni coronavirus bi moom ñëpp a ngi ñaan pour mu jóge fi yàlla nangu ñaan yi waaw mu jóge fi nag ba faw waaw te njaboot gi yàlla teg ci loxo defal leen sutura defal leen teraanga defal leen ñu tegu ci siraatul mustaqim waaw nooyal leen ba xam ni waajur yi mën leen mooñ ñu tegu ci siraatul mustaqim waaw parce que loolu moo am solo ci diggante géniteur ak ki muy yilif waaw nangu nga ñu yilif la c'est très important mais kaay ma yilif la moom boobu xam nga c'est pas évident waaw mais kaay yilif ma man mais kooku boobu mooy bu baax bi waaw kooku moom pour un rien rek c'est la réussite waaw moo tax yàlla na yàlla defal jàmm defal ñu ko ñi nga xam ne bu ñu déggee wax li gën a rafet ci wax ji la ñuy topp ñooñu la yàlla jubal te ñooñu ñooy borom xel yu sell yi waaw bàkkaar du kenn du ko fara bàkkaar daal du faru mu nga fa waaw yiw tamit du nas xaay lu baax du réer mukk waaw léegi kon nag bu doomu adama yow defal lu la soob waaw bu yomal xiyaam rek buur bi tamit def ko soob mu daal di jeex waaw kon nag yàlla na defal jàmm defal ñu sutur defal ñu teraanga may ñu fekke ak tal dégg ràññe waaw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii amaani la